kenn ku nekk comme ni mu ko waxee sax dañ ci gis seen bopp te vraiment li yenu maanaam mooy bala ngay laax jaay. nga laax lekk. côté boobu laay waxee. waaw bala ngay laax jaay nga laax lekk mais ni mu demee ren maanaam bett nañu bett gu nga xam ne ñëw nag nu nga xam ne nii rek mooy ni nga xam ne noonu la mënoon demee nañ ni bañ toll ci digg campagne bi parce que mënoo nekk ci benn yoon ba toll ci digg bi. nga ne xaaral ma wàññeeku. toll nañ ci digg campagne bi nañu seet nu ñu jubantee yoon wi yaakaar naa fu mu toll tey lii responsabilité état di suñu responsable ñu Sonacos mooy nañu seet nu ñu jubantee yoon wi mais xam nga dëpp moom wala bokk leneen loolu du xalaat mais nañ seet nu ñu jubantee yoon wi ba yàlla may ñu ren jàll déwén ak jàmm ñu toogaat waxtaan tërale nu nga xam ne dañuy fexe ba capital semencier njëkk a taxaw parce que ndaka jekk filière noonu lañu ko daan organiser dañ naan capital balaa lenn xew dañuy wax ne lu jiw a jeexul. jógu fa nañu fexe ba jiw bi des fi la ko loolu mooy farata bi. parce que jiw yi moom bu fi jógee. mooy filière bi màbb na nañu seet léegi jiw bi nu mu fi dese benn ñaareel bi industrie locale nga xam dafa am ay travailleurs dañu am ay njaboot industrie locale dañu war a créer plus-value war a indi recherche ci réew mi nañu fexee bu ñu paree ñooñu am li ñu bëgg li ci des nag lépp nag mën nañ ko génne biir réew mi jaay ko ñi nga xam ne dañ ko soxla. yaakaar naa loolu il faut ñu dellu si ci. pour que kenn ku nekk mën ci gis parce que même lii ñuy wax ni exportation ni mu demee nii arrangé wul exportateurs yi ndax tey chinois bi nekk Sénégal. gerte gi mu ngi koy jëndee lu mu néew 530 gerte décortiqué gi lu mu yéeg léegi ba am ba 590 mais man ñun Sonacos yi nga xam ne souvent ñu jaay gerte de arachide HPS wala arachide de bouche mais mus ñu jaayee kilo gerte njëg yooyu donc même moom exportateur bi li muy jëndee gerte gi cher na ci moom mais comme concurrence la. il est obligé mu jënde ko noonu ce qui veut dire que moom bu demee ci tamit dina wàññi marge bénéficiaire am dina wàññi li nga xam ne moom la ci daan am ñun tamit yëf yi arrangé wuñu ndax 150 000 tonnes lañ bëggoon a am. fi mu toll nii amaguñu ñu ngi ci 7 000 tonnes comme ñun tamit lañ ci doon wut ci campagne bi amuñu ko ci opérateur bi nekk ci diggante bi nga xam ne daanaka bu traite daan taxaw moom. dana dugal koppar yu bari ci poosam mais tey fu mu tourné baana ngi ci wetam baana bu nga xam ne kenn agréé wu ko waaye dafa dugg ci commerce gerte gi moom tamit gisu ci boppam baykat bi mu ngi ciy gis boppam ndax mën naa am 250. départ 225 la woon 250 am na léegi ñu ngi wax 280 mais baykat bi mënoon na cee gën a gis boppam bu ñu ko organisé woon te du ci sonne bu toll naka jëlee gerteem yóbbu ba Touba wala jëlee gerteem yóbbu ba Kaolack. donc bu ñu seetaatee filière bi kenn ku nekk war na cee mën a gën a gis boppam te wax dëgg yàlla kenn du ci am lu la metti mais esprit d'ouverture bi ngeen def moom xam naa ne baykat yi moom dinañ ci kontaan bu ñu maanaam chinois yi lañ ciy gën a dégg waaye daan nañ ci dégg brésiliens yi daan ci dégg waa Arabie Saoudite daan ci dégg waa Turquie est-ce que loolu du risque tamit. waaw mais xam nga moo tax man souvent boo may wax sax du ma bëgg a wax du ma bëgg tudd ressortissant benn dëkk dama naan rek gan ñi nga xam ne. non dama ne esprit d'ouverture bi Sénégal am ci wàllum gerteem gi. xam nga ne c'est le monde qui est ouvert. waaw baykat bi moom xëy na ma gis ci boppam. mais est-ce que loolu nekkul problème mu jiwu gi nga waxoon léegi nii. waaw mais mooy li ma la wax rek. xam nga loolu déjà acquis la le fait que ñu taxawal système bu nga xam ne. baykat baa ngi ci gis boppam acquis la. foo nag léegi ñu seet ñu mën a consolider acquis baykat boobu. ba moom mu kon di ci gis boppam waaye nag kenn du lor usines yi kenn du lor opérateur bi bu ñu te loolu mën naa nekk jàpp naa ne loolu moo donc ouverture bi mën naa continuer gan yi di ñëw di wut si produit yu nga xam ne parce que ñu tamit suñu balance de paiement suñu balance commerce diggante réew mu mel ne Chine ak Sénégal xaj na balancé woon na trop ci côté exportation yi mën na am lu mu ci def loolu lépp dafa nekk lu nga xam ne dafay indi jeexital ci koom-koom mais nag exportation dañ ko war organiser est-ce que xam nga ne Ahmed bu mu
bu nit solee cargaison gerte par exemple 200 millions wala 300 millions mu dem Chine 2 3 mois après dañu war a rapatrier les recettes au Sénégal maanaam xam nga exportation moom mooy marchandise may génn mais alal yi mu ngi ci des ci réew mi waaw maanaam boo yóbboo gerte bitim réew valeur ba da nga ko war a dellusiwaat ci banque yi Sénégal loolu mooy wane loolu moo tax ma ne booy exporter aussi da nga war di jaar banque waaye du caaginu da nga ñëw rek def sa jiba yore xaalis déedéet da nga war a jaar banque yi aussi lañ ca banque yi nekk ci réew mi lañ ca war a jël ñu jël ko soo exporté ba pare douane dañ la war a topp ba nga rapatrier waat les fonds soo ko rapatrier am na ay gàllank ay daan yu ñu la war a daan mais yooyu yëpp il faut ñu waxtaan parce que gëm naa ne mën nañu gën a organiser exportation ba nga xam ne Sénégal dana ci gën a gis boppam koom-koomu réew mi dana ci gën a gis dana ci gën a gis boppam te yooyu yëpp ay mbir la yu nga xam ne waxtaan yi mu wax léegi bu ñu yàlla dimbalee ba ñu génn campagne bi nii mais acteurs yi seq filière bi daan ci toog ñu waxtaan ci ba kuréel bu nekk encore une fois man cee gën a gis boppam. est-ce que problème yi nii am ne yëpp jógewul loolu li ñu naan weñ ngaa nga demee ca mbànjaxaan nga ak li ñoom Moustapha Cissé Lo doon wax daal ci séddalewu jiw yeeg yooyu jox yi ci ñoo xamante ne nii. waaw déedéet xam nga loolu li xew nii bokkul parce que loolu mbirum jiwu la. mbirum jiwu Sonacos joxewul jiwu Sonacos joxewul jiwu joxewul intrant joxewul matériel agricole mais gëm naa ne. ñi ko président dénk en tête le ministre de l'agriculture ak ay direction li ñu waroon def ci jiwu bi. def nañ ko ci. ni ñu ko waroon a joxe aussi joxe nañ ko fi maintenant njàmbat loo gis la ca décideur ba war a jëlee rek mooy ban leçon bu pertinente bu am solo la ci war a génne jàpp naa ne njàmbat li ci jóge mooy li président de la République wax keroog le 31 décembre li ci jóge mooy li ministre de l'agriculture wax muy daañu yeesalaat façon bi nga xam ne moom la ñuy joxe semence yi bu ñu yàlla mayee bañ àggaat ci beneen campagne. kon yaakaar naa ne loolu nekkul problème bu nga xam ne bu kii la maintenant jàpp naa ne liggéey bi war ñu ngi koy def pour que au moins lu mu métti jiw yi moom des fi ba déwén ñu am lu ñu joxe. maintenant am na nu muy tëdd lu nga xam ne nag. ba moytuwul jiw yi tamit mën naa dem ba cher ba mu moytuwul mën naa indiwaat yeneen i jafe-jafe. d'accord directeur nag ñu jógee nag ci wàllum koom-koom gerte gi dem nag ci wàllum politique parce que Modou Diagne Fada aussi mooy président wu LDR Yeesal njiital parti la ba tey ambition yaa ngi fi de. c'est-à-dire. dem ci ay élection local député xam naa ko créé parti moom conquête pouvoir a tax. suñu parti moom li mu def ci préambule def ko ci statut mooy dañoo créé parti. pour conquérir et exercer le pouvoir loolu mooy li nekk ci statut parti yépp maintenant nag loolu bëgg-bëgg la ak yéene dana am yàlla moo xam kañ lay am yàlla moo xam nu muy amee aussi yàlla moo xam mais en attendant li wér mooy ba LDR Yeesal même laata muy nekk parti élection au conseil des collectivités territoriales ba mu amee nga xam ne ba mouvement rek la ñu woon dañoo dem wuti coalition ñoo bokk ci élection yooyu am ci 650 conseillers boobu dañoo bëggoon compter ñaata élus ñoo jógee ci parti bi ñu nekkoon topp ñu am ci 650 lu mat 650 élus mu nekk lu nga xam ne lu am solo la ci parti bi nga xam ne booba amagul woon kayit élection yi ci topp muy élection député yi dañu demal suñu bopp ñun dong bañ demalee suñu bopp ñun dong yàlla may ñu benn député may ñu 33000 voix 33000 voix yàlla dogal ñu jël 7e 47 listes ñoo amoon Sénégal 47 ñeent fukk ak juróom-ñaar liste Manko Yeesal Sénégal moo doon 7e Benno Bokk Yaakaar moo ñu rawoon coalition président bu PDS
coalition bi nga xam ne ñoom Khalifa Sall ak Idrissa Seck taxaw ñoo ci nekkoon mooy ñoo doon troisième PUR mooy parti bi nga xam ne dafa dem seul raw ñu te comme ni ma koy wax rek PUR moom parti laa ko sulëf PUR du parti dong moom rek moo demoon ci nekk parti bi nga xam ne dafa dem seul raw ñu mais ñi ma njëkk ñim lépp coalition bi ci topp mooy coalition ñoom Balde ak Guirassy ñoom ñu jëloon 5e ki ci topp mooy coalition ñoom Ousmane Sonko ak Imam Mbaye Niang Boubacar Diop Guy Marius Sagna bari nañu ñu ci nekkoon ñoo jëloon 6e ñun seul ñoo demoon jël 7e ki ñu toppoon muy coalition ñoom Sonko 36 000 voix la moom ñun ñoom 33 000 voix ñeneen ñi ci des yëpp ginnaaw ñun lañ ñëw donc alors parti boobu yaakaar naa ne wane na taxawaay bu mat a mat ci biir réew mi te booba amaguñu woon at ba ñuy am loolu boobu amaguñu woon at élection présidentielle ñëw suñu parti waxtaan ci biiram waxtaan ci instance am gis ne intérêt réew mi en 2019 moo doon président Macky Sall toogaat ñu jël suñu courage à deux mains dem jàppale président Macky Sall mu toogaat donc élection bu fi ñëw rek bokk nañ ci élection yi ñu jëm ci kanam yi tamit incha allah yeesa dañ ci bokk nu mu ciy bokkee nag loolu jamono jëm buñ ci àggee par exemple élection locale la ñu jëm buñ ci àggee dañuy waxtaan parce que local la dañuy waxtaan d'abord ci localité yi. waaye da ngeen di toogaat ci biir coalition. présidentielle xam nga élection xam nga boo xoolee élection locale yi ñu passé sax président Ousmane Tanor Dieng parti socialiste ak alliance pour la république bokkuñu woon liste Mbour parce que élection locale la si exemple rek laa joxe am na dëkk yu nga xam ne AFP ak APR bokkuñu fi woon liste élection locale la moo tax ma nit ñi dañuy waxtaan ci localité yi mais li gën mooy ñun mouvance bi yépp ñu bokk benn liste loolu dafa laaj leader yi buñ ci àggee toog séq waxtaan tëral ay charte tëral ay principe insister pour que base bi doxal loolu man waxtaan boobu lay xaar moo tax liberté wér mooy dinañu bokk mais ni ñuy bokkee moom parce que ay nawle bu ñu àndee aussi ñun àndu nawle la ñuy def maanaam du ñu def ànd bu nga xam dañuy jiitu kilifa gi parce que coalition am na kilifa muy président Macky Sall te kilifa kenn du ko jiitu ci mbaram dañuy bàyyi bala moment venu moom mu ngi fi moo jiite coalition bi am nañ ci moom confiance teg na bëtam ci alliés yëpp mu ngi ànd ak sincérité ak alliés yi mu ngi jox na cër alliés yi le moment bu ni ñu toog waxtaan seet nu ñuy tëggee suñu participation ci biir élection locale yi ak yeneen élection yi nga xam ne mooy ñëw ci kanam parce que après élection locale yi élection présidentielle day ñëw élection législative day ñëw mais élection buñ ci àgg rek na alliés yi toog tënk waxtaan dajale benn position insister pour que loolu ñëpp jàpp ci. mais président Macky Sall nag ni mu tontoo ci 31 décembre bi Babacar Fall 3e mandat bi nag noo ko gisee yow neex na la. ah man de xam nga nan ngeen bëgg président tontoo. du ma ne waaw du ma ne déet. ah waa léegi moom bu ne wax na ko di. bu ne lu mu ci mën di lu mu ci mën di wax. waaw li muy créer rek mooy coow lu gën a yokk. coow lu gën a yokk. waaw coow lu gën a yokk gis nga Ahmed. mbir bu jotagul. loolu jotul xanaa kayit yi moom xanaa nekkatul. non xam nga président Macky Sall ñu ngi ko fal at mi ñu génn defagul premier anniversaire bi ñu ko falaateeg léegi. loo defagul premier anniversaire nag ñu bëgg léegi nga commencé wax ci lu nga xam ne mu nga jëm 2024 yaakaar naa ne wax ca du intéressé na. xanaa ndeyu loi yi moom dafa réglé wul loolu mu demee côté. mais non xam nga bu ndeyu loi yi réglé woon ndeyu loi yi sa gis-gis. waaw mën naa am ne ndeyu loi yi réglé na ko. yow doo juriste man du ma juriste. waaw ñi nga xam ne ñoom ñooy toog di ci waxtaan tous les jours da ngay dégg ñi dem ndeyjoor ñi dem càmm. mais président est-ce que loolu tamit nekkul problème. non man waxuma ñin fii ci diwaanu Afrique di bind ay constitution yoo xam ni. non même juriste yi waxuma la ñu nekkul juriste de mais même juriste yi sax. dañ naan duñ ci bokk gis-gis. waaw loolu tamit est-ce que du problème nag. xam nga loolu nag fi mu toll nii mu ngi mel ne gis nga yow journaliste nga. waaw loolu du problème. attends da ngay tas xabaar. waaw da ngay dem fii ci couvrir benn marche. waaw. d'une quelconque organisation. yow nga ñëw bind sa article nii. waaw traité ko beneen angle. kii ñëw couvrir même manifestation. waaw binde ko nee. waaw kee ñëw binde ko neneen.
donc gis nga loolu moom fekk jàpp fekk loolu constitution président bokkul de. non dama lay wax rek non man xam nga ñu bind nii noir sur blanc nii lii. gis nga fi mu toll nii tey. waaw liberté wër mooy. tey jàpp naa ne loolu mooy li am solo. waaw. wax bu jotagul nga wax ci wala wax bu ñoragul nga wax ci jàpp naa ne loolu du njëriñu réew gis nga réew mi tey fi ñu toll nii li njëriñam. mooy président Macky Sall dem na élection. yàlla may na ko ndam lu leer naññi lu nga xam ne amul benn nattable fal nañ ko ci benn programme bu ñuy wax liggéeyal ëllëg. boo liiree programme bi gis nga ci ay naal gis nga ci ay projet gis nga ci ay initiative yu nga xam ne yu am solo la te ñuy ñaan yàlla may ko kàttan ak wér ngir loolu mu mën koo doxal boobu mu koy doxal mu war a indi BRT war a indi ay yokk autoroute war a indi problème mu régler courant bi war a indi problème mu régler leen chantier yi fi nekk ba pare yow tamit président nag am na hiérarchisation priorité yi tamit loolu dañ ci war a bàyyi xel. dama ne loolu gis nga loolu. yow sa chantier yi ñoo ngi fi taxaw ngay ubbi ay. mais dama ne gis nga wax ci loolu. waaw wax ci loolu. organiser débat bi ci loolu. waaw dafa gën a nekk njariñu Sénégal ak ka topp politiciens yi gis nga ñun politiciens yi ci laa bokk xam nga lu ñu ñor kañ laay falu kañ la diw di dem ma toog kañ lay nekk maire kañ lay nekk président conseil départemental kañ lay nekk président mais loolu ñun politiciens yi la ñor mais Sénégal li leen ñor mooy ñu tabax réew mi dañu fal président de la République ba pare nag ngir mu tabax réew mi mu naan fa kupp loola naan xaar rek léegi nu wax ci ku fiy toog ak kañ la ñuy toog ak naan jàpp naa ne wax jooju nekkul non wax jooju nekkul lu nga xam ne njariñu réew mi la. kon yow loolu doo ci tontu yow. mais amul tontu c'est-à-dire que dafa wax ci lu nga xam ne kenn xamul nu muy tëddee ak nu muy demee jotagul jàpp naa loolu mook ñàkk sa tànk sorewul te nag wax dëgg yàlla ma fi doon nii président Macky Sall dafa ma dénk gerte gi xam nga saaki gerte dañoo diis ay gerte moom ku ñu tegu sa kaw. loolu nga tal. nu ma def fi mu toll nii ba am gerte ah. nu ñu def ba Sonacos soqaliku ah. nu ñu def ba filière bi baykat bi di ci gën a gis boppam opérateur bi ci gën a gis boppam exportateur bi ci gën a gis boppam yaakaar naa réflexion yooyu man moo ma ëppal solo fuuf nekk fi ci xalaat ci lu nga xam ne. ci ay troisième mandat waaye courant bi moom intéressé na la Sénégalais nga da ngay fay courant. waaw boo xëyee ñu ne dañ koy yokk nag léegi. waaw xam nga yokkum courant moom wax dëgg yàlla man sawaruma ci ndax day laal sama poos comme ni muy laale sa poos comme ni muy laale poosu keneen loolu yaakaar naa ne kenn mënu wax ne yokkatam courant. lu baax la. wala neex na ma. d'accord na ci wala neex na ma waaye boo nekkee état da ngay xool ñëpp xam nga li indi yokkatam courant bi. mooy dañu wàññi subvention bi maanaam état daf ci daan dugal. diggante 26%. diggante 2017 non 2012 ba jamono ji état dugal na ci lu ëpp 500 milliards de francs CFA pour rek jàpp ci subvention bi pour que yenn njëg yi du yokk. loolu leen war mais déedéet xam nga dafa am gis nga économie dafa am nu ñu koy organiser xam nga directeur général Sénélec wax na ko nee na subvention bi ñu ko wàññee téeméer boo jël juróom fukk yi ak ñett ak lu topp laalu leen maanaam mooy consommateur yu ndaw yi. waaw ñan ñooy consommateur yu ndaw yi non consommateur loolu la nit ñi bëgg a xam. non consommateur yu ndaw yi mooy ñi nga xam ne benn lampe la ñu am ñetti lampe juróomi lampe dañuy leeral seen kër. melu ñu ne yow am ay dara ñun ñëpp consommateurs yi ndaw lañ te laal nañu. non melu ñu yow am ay dara. ah déedéet nga xam ne def nga sa kër climatiseur am nga fer à repasser am nga machine à laver. man kay consommateur bu ndaw laa. muy ma am nga matériel yëpp wala mu mel ne benn usine bu mel ne Sonacos nga xam ne dafay tibb courant wala beneen usine bu fi nekk di tibb courant ñooñ ñooy consommateurs yu mag yi. consommateurs yu mag yooyu nag xaj na ñoom ñooy xool seen facture gis ne seen facture yokku na aslaf mais xam nga loolu dafa xam nga loolu pour man réduire subvention bi dafa xaw a juste xam nga tax ma xaw a juste. Ahmed jëlal ne ñaar fukki dërëm la ci état bi daan def parce que boo jëlee. juste maanaam lan. moom laa lay expliquer jëlal ne ñaar fukki dërëm la état bi daan subventionné. waaw. at mu jot am na ñaar fukki dërëm yu état bi di jox mais bu at bi jeexee bu ñu ko nattee fukki dërëm yi ak juróom-benn
ci usines yu mag yi ak ci borom bayre yi kilifa yi ci la fukk ak juróom-benn yi daan dem xaj na ñeent yi moo daan dem ci ñi digg dóomu ak ñi nga xam ne xaj na ay consommateurs yu ndaw lañ mais loolu mënul wéy c'est-à-dire yow état mënoo jóg yow dajale xaalis bu nga xam ne ña ngi koy subventionné ñooy borom barke ñooy borom doole ñooy usines yu rëy ya loolu ce n'est pas économiquement viable parce que subvention bi daawul dem fa mu war a dem parce que comme ñoom ñoo daan ëpp lu ñu daan consommé. lépp ci subvention bi ci ñoom la daan dem kon nag. li gën mooy wàññi subvention boobu jël subvention boobu nag léegi seet ñi nga xam ne dañoo nekk ci ñi nga xam ne sondeel la ñuy taal wala ñi nga xam lampe pétrole la ñuy taal mais ñooñu dañoo war a am ci courant. dañoo war a am courant mais hôpitaux yeeg dispensaires yeeg yeneen ak yeneen mais xaalis boobu xaj na foofu. donc parce que xaalis bi bu ko président Macky Sall bu ñu nee dañuy wàññi ma jeexale foofu rek baal ma bu ñu nee dañuy wàññi subvention bi mais liñ ci wàññi mais Macky Sall dugal ko ci poosam Abdoulaye Daouda Diallo dugal ko ci poosam lañ ca wàññi dañoo jël ne nañ ko dugalaat ci électrification rurale. ak service nañ ko dugalaat ci hôpitaux yi nañ fexe ba opérateur yi nga xam ne muy la dette intérieure nañ fexe ba wàññi ko. léegi 30 secondes rek nan nga gisee waa ñoo lànk ak Ablaye Wade bi nga gisee image pour la première fois. ah man de 30 secondes rek man de gars yi daal xàmmetuma leen. gaa yan ci. ah ñoo lànk xanaa. ah bon. ah xàmmetuma leen de. ñoom ñoo mën a ñoom li ñu woon fii. li ñu woon kan Ablaye Wade ak waa këram. ca laa bokkoon di ca ñooña li ñu woon fii. ñoo mën a wëlbati ba demaat toogaat ak góor gi li ñuy wax naan la petite daal elle est insondable mais boobu nag moom boobu rëy na de. waaw. jaaxal na la daal dépassé na la. man de dëgg-dëgg boobu image bi ma ko xoolaatee. nee naa àdduna daal moo tax la sëriñ ba waxoon rek booy duggal ndànk booy génn ndànk booy xasal ndànk booy taggal ndànk.